Modou Diouf dañuy ànd ak nag premier ministre bi moom itam ca journée ba démb yëkkati na fa ay kàddu jëm nag ci doxalinu réew mi nee na nag fi ñu toll nii dootuñu mayeeti dara lépp loo xam ne lu jëm ci wàllum administration bi la daañu ko xoolaat bu baax a baax ñu dem teewlu kàddu yi nga xamante ni PM yëkkati na ko ñu dellusi. Conclure cette allocution sans vous lancer un appel solennel à bannir et à combattre radicalement toute forme de déviance et de manquement à l'éthique et à la déontologie qui vous régissent. Notre administration est souvent, hélas, sous le feu de la rampe, traversée par des vagues impudiques de dossiers se rapportant à des faits de corruption, de surfacturation de marché, de trafic d'influence, de détournement de deniers publics, de prévarication foncière et immobilière. Est-il utile de rappeler qu'à l'indice de corruption, notre pays est classé au 123e rang sur 190 pays. Au-delà de l'aspect pédagogique et préventif, auquel nous consacrerons toute la formation nécessaire, je voudrais vous confirmer que, depuis le 24 mars 2024, avec l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, nous sommes entrés désormais dans l'ère de la tolérance zéro, aussi bien pour la détection que pour la sanction de ces pratiques occultes, conformément à nos engagements en matière de reddition des comptes devant le peuple. Le chef de l'État nous a dressé un large panorama des enjeux qui traversent le secteur public sénégalais. Je noterai particulièrement le diagnostic empirique qu'il en a fait en ces termes. Je cite: toutefois, au terme de 9 mois d'exercice du pouvoir exécutif, nous avons constaté plusieurs dysfonctionnements majeurs. Premièrement, un État contraint dont les marges de manœuvre budgétaires et financières n'existent quasiment plus. Une administration républicaine mais manquant de cohérence et demeurant figée dans des schémas hérités de l'histoire coloniale, alors même que nos réalités socio-économiques évoluent rapidement, marquées notamment par la transformation numérique et l'essor de l'intelligence artificielle. Un secteur public hypertrophié, doublonnant souvent l'administration centrale, budgétivore et dont la contribution aux dividendes de l'État reste trop faible. Des services publics complexes et coûteux, peu conviviaux pour les citoyens, les usagers, les entreprises et les territoires, limitant l'efficacité des politiques publiques et ternissant l'image de l'État. J'ajouterai à ces constatations du président de la République une prévalence et une persistance nocive des pratiques malsaines de corruption, de détournement et de pratiques voisines. L'absence d'une vision et d'une direction stratégique claire et partagée pour une administration au service du développement et notamment d'un secteur privé productif et conquérant. Il en conclut que dès lors, il est impératif de refonder notre administration pour la rendre plus moderne, plus proche des citoyens et plus efficiente dans ses missions. ayca mi ngi noonu jërëjëf El Hadji Modou Diouf ak Abdou Top Assane premier ministre daal la gën a kii ci wax ji rek bokk na ci fi mu toll nii nee na dootuñu mayeti gars yi zéro maanaam tolérance zéro wax na itam ci mbirum administration bi daañu jéem a fexewaat ba def ko ba mu méngoo ko jamono ndaxte li ñuy gis ci administration yi daal jéggi na doyo en plus mbirum corruption daañu def seeni ay pexe ba xeex ko ci mim réew parce que bu ñu xoolee mi ngi koy expliquer sax ci indice corruption bi Sénégal fi ñu ko positionné mu ngi nekk ci 123e rang ci 190 pays yi nga xam ne dañu ne ñoom corruption dafa jéggi dayo ñoom itam daañu def seen i pexe ba mu jóge fi ak mbirum tolérance bi nga xamante ne nii nee nañ dootuñu ko mayati kenn. waaw am na solo mbirum tolérance bi ñan la koy bañ a may. ñëpp ñan yow mi sax si nga bokk. man la ma seqee moom bañ a may tolérance ñi jubul ñi. waaw non tolérance moom am na fépp. bu dee ñun a tax muy wax. loolu mënut a nekk. yaa ngi nii da ngay jubadi ci sa kuréel. waaw moo tax ma ne bu dee ñun lay wax ñun ak njabootam lañ. mi ngi mel ne nga am yow nga jur say doom. nekk ak ñoom si biir kër gi. léeg-léeg kenn def dara léeg-léeg kenn def lii nga ne leen amatut tolérance zéro yéen waa kër gi far force da nga def tolérance ndax sax njaboot lañ ñun Sénégal gépp njabootu Ousmane Sonko lañ ak njabootam lañ mais nag bu fekkee ne wax ji jëmalewu ma si man mais mi ngi ko jëmale si ñi nga xamante ñoom la dénk li gouvernement bi moom administration bi waaw bu dee ñoom lay waxal loolu moom lu am solo la loo xamante ni nañ ca bàyyi xel mooy bu ñu la dénkee yëfi mbir Sénégal ni la lii kat dañ la ko dénk liggéey si amul tolérance defal li ñu la si def loo bu dee keneen ki nga xamante ni fa nga nekk di fa liggéey jël la wuñ la xaalis
defloo wuñ la dara dañ ne la lii ngay liggéey weeru dee nañ la fay yow nga daal di dem defaat leneen foofa mën naa bañ a am tolérance zéro kon tolérance zéro gi daal man fa mu ko jëmee man xaw ma nag moom fu mu ko jëmee mais man ci fu mu ko jëmee administration bi la ko jëmee lu tax kon nga bëgg ma see boole. waaw man maa lay tooñ rek Assane. waaw yow. loolu mën a nekk kay. kon ñu ngi koy remercier si loolu si tolérance zéro bi si ñi nga xamante ni ñoom la yilif di leen fay weer naraaya jub. loolu lu am solo la. d'accord kon ñu ngi ko siy xaar te di ko si ñaanal yàlla defal ko ci ndam. Alaaji wax na itam daañu teg ay comité yoo xamante ni nii ci wàllum recrutement bi nga xamante ni nii gars yi nu leen neex lañ ko daan defee wax itam ci mbirum corruption wax ci surfacturation yi nga xam ne temps yi la ci ginnaaw expliqué na ko fi jëm nag ci wàllu marché public yeeg influence de détournement de deniers publics yooyu yëpp ñëw na ci. lu mu bëgg a wax moom. man Alaaji lay wax. mais dañ koy laaj pare moom bëgg a jël laaj bi jëmale sama kaw. man lu ma ko def. man waxuma ak yow boo waxee ak moom ba pare moom moo bëgg a dal sama kaw man. ah ok. waaw man lan laa ko def lan laa ko def yow yaa ko laaj du tontu si li nga ko laaj te bàyyi ma man. waaw waxal ak moom na ma bàyyi. waa déglu ko rek. non non sama kaw la jëm si man xam naa sama kaw la jëm si. xam naa ko bu baax. yàlla baax na. yàlla na ma mbas rek maam yàlla na ma nax bañ a ñëw si samay mbir. dem si mbiri boppam. waaw xam nga. tolérance xam nga Assane dafa am lu mu réere parce que Ousmane Sonko su waxee. ñi nga xamante ne bii ñoom lañu dénk. ñi ñu dénk dafa am ñu ñu leen dénk. ñoo ñuy dénk dafa am ñu ñu leen dénk. loolu mooy yegg si ba ci jun yi yëpp. c'est que Assane nag daanaka Oustaz Ousmane waxut ak yow directement mais indirectement. la waxee ak yow. il faut nga xam ni. ci la affaire bi day wala ngaan ba yegg si yow. parce que yow it tey ka ngay jëflanteel nga xam dañ ko dégg. saa yi ay yëf yi moom léegi demee tut. ni ñu ko foogee woon. parce que am na yoo xam ne mënatu la nekk. parce que dégg nga kii yaa ko kooku tamit parce que kooku am na noo xam ne bu ko doxalee ak yow. bu demee fee di expliquer. dañ ne ko tolérance zéro. donc kooku moom it il faut mu lool. maanaam mbir yi mënu koo maye fii. waaw mbir yi dafay wala ngaan. dana yegg day yegg si. mbir yi day yegg si. yaa ngi dégg. te léegi nag loolu nga xam ne mooy yegg si. li ci ëpp solo rek lenn la. mooy sénégalais bu ne xam ni tamit dafa am lu ko war. ba yow it nga am yoo xamante ni bii léegi da nga koy kii sa bopp. comprendre nga connecté wu maanaam ku connecté wu rek doo am problème. mën nga bañ a am problème ci yëf yi. waaw te xam ni yëf yi faaw mu demee noonu pour mën a baax. faaw yëf yi jaar noonu pour mën a baax. parce que sinon rek yëf yi du baax. bien sûr. parce que ñi ñu fal ñun ñëpp dañuy jóg dem jëli ji suñuy carte pour fal leen. bi ñu leen di fal dañu ne dafa am yoo xam ni dañu bëgg mu jóge fi. li ñu bëgg mu jóge fi pour mu jóge fi ñun ñëpp dañuy nangoo jëfee ni nga xamante ni bii kat ñii ñu fal loolu ñu waxoon. nekkul ni man kat li ñu ginnaaw yàlla def na ko daal fal naa leen. léegi taxaw leen ci yëf yi waaye man moom du ma ci def denn nga bëgg a toog déedéet yëf yi paren saay mën nga fal loo xam ne say mbir sax mën na soppeeku mën na gën a naqari waaye bu boobaa yeneen buntu day ubbeeku xam nga nit ñi parfois dañ dul xool waaye léeg-léeg day am yu bari yu tëju am yu bari yoo xam ne ubbeeku na mais nag ñi nga xamante ni bi paren saay mën nañu observer mën nañu xool ñooy gis yëf yi teel a gis mbir yi xam nga tey jii am na liggéey yu bari yoo xam ne bu njëkk ba da ngay gis nit ki di liggéey lenn li ñu jàpp ne dañu jàppoon ni yii rek ñooy ay métier mais am na yeneen métier yoo xamante ni bi génn na ci diggante bi
mais nit ñi am na ñu bari ñoo xam ni connecté guñ moom laa doon wax ni la beneen saa yi nga gis xale boo xam ne day nekk ci TikTok bi ñu naan ko bàyyil TikTok bi yëfu caaxaan yi nga ne te xamuñ ni mi ngi ciy lijjanti lu baree bari donc yu mel noonu mooy li nga xamante ni moo la wax léegi nag boo seetee Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne bi Assane maanaam laisser-aller bi dafa bari ci lu baree bari lu baree bari maanaam pareen saa yi dañ lay wax ne la dafa am yoo xamante ni bi tey yow dañ lay teg fenn ngay def sa liggéey normal ma ñëw ma jigéen defut liggéeyam normal ma wax ne ma jigéen mooy ku baax daal di ne kee dafa sévère kee dafa bon comprendre nga yow yaa tax ma ne ma jigéen dafa bon yow yaa tax ma ne ma jigéen moo tax ma ne yow da ngaa bon te fekk ne yow yaa ngi liggéey sa liggéey teg ko ci yoon normalement bu ko defee nag léegi nag ñu ne nit ku ne ci li nga ne ci nga mën a def ak mbaax dafa am terme yoo xam ni moo ñuy loolu mais ban mbaax def mbaax pour man wala def mbaax ngir réew mi xam nga parfois nit ki dina wax ne lii muy def mbaax la maanaam ma traité la yow nga ñëw ma defal la loo xamante ni bii damaa bëgg nga ne man damaa baax fekk maa ngi yàqal réew mi musiba est-ce que comprendre nga léegi li may yàqal réew mi nga xam ne ñëpp ñoo ko bokk mais préféré naa yow Assane nga ne ma da ngaa baax ba tax ma defal la loo xamante ni bii jaaduwut est-ce que loolu mbaax la déedéet c'est que parfois il faut nit ñi xam ni kat dafa am règle yoo xam ne tëral nañ ko ñu ne lii mooy règle yi mais Assane di ko doxee ma jigéen di ko doxee léegi nag foofu la lanceur d'alerte yi tamit di gën a baaxee parce que bu fekkee ne ma jigéen mi ngi doxee leen neneen nu wuuteek yow ni ngay doxale ñu boole ko parce que sinon dana leen ba nootu liggéey bi du dox comprendre nga donc moo tax gouvernement bi boo seetee maanaam xam nañ fii yëf yi problème bi ne te dinañ ko résoudre ñu ngi ci yoonu faj ko parce que jàngoro boo ko xasee ba xam nee nañ mu wàccee géer yi maanaam xaaj bi wér na ba pare boo xasee ba xam li la dal lii sa problème maanaam daanaka xaaj bi wér nga mais nag ñun ñiñ doon fal dañ doon yëg ni problème a nga fi ci réew mi mais ñu gis ni lii mooy problème bi au lieu ñu faj problème bi ñu lijjanti ko mais ñu xool ci problème boobu nu ñu mënee yokk problème bi ba lijjanti ci seeni problème loolu mooy yi nga xamante ni bii moo yom maanaam dañ doon xool parce que par exemple xam nga da ngay gis nit ñëw ne fii de dafa am tëli bu yàqu ñu ne ok tëli bi dafa yàqu tëli bi mooy problème bi dafa yàqu oto yi mënuñu fay jaar ak lool ñu ne voilà léegi ñu dégager budget pour ne dañuy defar tëli bi mais ci biir budget bi ñu dugal ci loo xam ne dinañ ci régler waale ñoom seeni mbiri bopp jox ci seen xarit lu mu ci am ba noppi mu dëbb daaxewaat ab tëli comprendre nga bu boobaa léegi nga ne ñiy defar nañ fi tëli bi macha allah tëli ba ñaari kii lay def yàqu fekk ñoom dañoo defaroon tëli bi ñëw def marché bi ngir lijjanti seeni problème yu mel noonu nag et pourtant am na ay kii yoo xam ne mën nañu contrôler ndax liñ nga wax ni moom nga def fii def nga ko mais bu boobaa yooyu yëpp la ñuy nasaxal comprendre ñëw inauguré suul def kii yooyu mooy yi nga xamante ni bi mooy fi nekkoon mais tey surtout fois que ne l'administration et cetera yëpp daa dee tegu ci siraatal mustaqim comprendre nit ñi connecté parce que Sénégal dañu tàmmoon dafa am lu habitude yu ñu tàmmoon mauvaise habitude yooyu bu ñu fexee ba mu dañ wóor na yàlla bu ko defee kii man di xëy 8 heures dëkk bi dem yoonam ndax am na ñoo xam ne 5 heures dañuy rang hôpital yeeg waaw yooyu yëpp ci ay mauvaise kii la rek maanaam 5 heures ngay dem wala 6 heures rang te ñoom bala ñoo ñëw 8 heures nuyoo ba 10 heures ba 9 heures ñu doog a tàmbali liggéey bi voilà yooyu yëpp ci ay mauvaise habitude la dafa am yoo xamante ni daal dina baax trop nit kiy xëy da nga war a wax ne ah man mii de xam nga loolu ngay wax noonu di wax xëy 8 heures xam nga yow mi yaa ngi nii war a xëy 8 heures te doo xëy 8 heures xëy ko de xam nga yow kenn nga moo ci fi ñi nga mujjee xamante ñëw ni bi yow ci ñu dul xëy heure lañ bokk yow moom waroo wax kenn yaa ngi dégg yaa ngi saa yoo xëyee di yow pour yow defe nga ne loolu concerné wu la fii la dëkk xam na déglu ba rek moom li muy wax nii moom loolu defe na ne loolu concerné wu ko maanaam les autres la concerne maanaam xam nga Sénégal ku nekk dafa jël problème bi ne problème bi du man problème bi ñeneen la ñeneen ñi la léegi nag te du def moom li mu war a def yow yaa ngi nii
exemple bu leer nga ci li nga xam ni moom ngay wax nii. waaye alaaj te fi mu def la teree ñëw rek. tout près ñun ñuy jóge Géejawaay Kër Massar Parcelles yow nga dëkk fii rek ñu dikkee dañoo waroon bu ñu xëyee ne cëpp Assane la ñuy njëkk a jàkkaarloo da ngay toog ba ñu dëkk Modou ma dëkk ca Tëngéej sax exita yow doo ex loolu yoon na waaw baax na ngi noonu di jaajëfal yàgg naa sonal gars yi tam. te moom moo leen raw bu dem nag ne gars yi damaa dem sang-sang bëggkat yi ma ne ko bu ñu defee ni yow xam nga ni doo duñu xëy te nga dëkk tout près dégg nga waaw kay yow